yow lañ fa dénk li ñuy wax secrétariat à la communication maanaam lépp lu aju ci wàllu xibaar ak jokkoo démb def ngeen conférence de presse Ousmane Sonko jiite ko ngeen wax ni am na njombe gu waaj a amati ci contrat yu Macky Sall di waaj a signeel ay nit yu cosaanoo ca Turquie jëm ci fer ba ngay xam ni moo nekk ca suufu Falémé ba ci Sénégal boori Sénégal googa am nañu leen tuumaal ni ay sóob la ndax indiwu leen ay firnde yu leer ci tuuma yooyu ngeen yëkkati. jërëjëf Babacar maa ngi tàmbali di leen nuyu di nuyu auditeur RFM yëpp fépp fu ñu nekk ci Sénégal di wax ni démb def nañu benn point de presse sur le scandale du fer de Falémé comme ni ñu ko yàgg defee aussi sur d'autres scandales yoo xam ne am na fi maanaam alerté teel a artu waaye tamit teel a yee askan wi ci ay njombe yoo xamante ne ni xëy na suñu ko bàyyee mu jàll mën na indi ay yàqu-yàqu wala mën na xañ Sénégal xañ askan wi lu bari ci seen koom-koom noonu lañ ko defee woon ci yeneen yoo xamante ne ni ci wàllu impôt bi ci wàllu pétrole bi ci wàllu domaine bi ngeen dégg mbirum suuf si ak tey jii nii par exemple ci wàllu fer bi ci wàllu gaz bi tamit donc dafa am solo boo nekkee parti politique nga ne da nga jóg pour participer à la gestion de la chose publique maanaam da nga jóg pour engagé wu ngir sa réew soo gisee loo xamante ne nii lii kat jëmut kër day baax non seulement nga wax ci ak sa askan waaye surtout nga artu ñi nga xam ne ñoo yor responsabilité yooyu suñu koy def nag defuñu ko ngir bañ nit wala ngir yàqal nit waaye artu bi daf ci baax ndax mu doon njariñal Sénégal maanaam day baax tout le temps ngay challenger le gouvernement les gouvernants en tant que parti de l'opposition ci ay dossiers yoo xam ne aussi da nga ciy wax ak ay firnde yu leer su ko defee ñoom xëy na bu fekkente ne tayeef la ñu xaw a deltu ginnaaw ndax jàpp ne yëfi kat li ñu yaakaaroon ne dañ ko def ci ak laqatu ci ak nëbbu mujj na feeñ bu fekkente ne ñàkk xam la tamit ñu deltu ginnaaw daal di gëstuwaat def loo xamante ne nii dina gën a doon en tout cas dina gën a ñoŋ dina gën a jariñ askan wi. donc ci wàllu woowu la ñu defee démb point de presse wax ci scandale bi nga xamante ne nii wàllum fer de Falémé la nga xam ne c'est une longue histoire waaye tamit dafa nekk lu doy waar ndax ay question de milliers de milliards firnde yi moo doyul ñenn ñi firnde yi ngeen joxe ne lu lay xóor day waaj a am ca loola. doy na soo xoolee démb bi ñu paree ni état réagiré li tax ma koy wax su ngeen fàttalikoo ci mbirum pétrole bi. Il a fallu que ñu nekk di ci wax état obligé yónni premier ministre mu def benn déclaration de presse obligé jéem a génn ay semblant de contrat et cetera lii question bi mooy lu tax état moom mi voté constitution ne lépp lu nekk ci suufu Sénégal moomeelu askan wi la bu ci décider maanaam bu ciy def ak lu mu mën di doon du ci waxtaan ak askanam du ci indi leeral askanam foog ñu ërtal ko mu dooraa génn jéem a indi ay leeral yoo xam ne ñii génn démb vice-président de l'Assemblée nationale génn na Faram Facce Abdou Mbow si communication ministère des mines génn na directeur de l'APIX Mountaga Sy génn na RTS ñoom ñett ñëpp wax nañ te seen ay wax waroo nañ te ku ci nekk ci ñoom. mais ñoom ñëpp weddi nañ li Ousmane Sonko wax ne. li mu wax du noonu jubbanti ko ne li mu wax du noonu chiffres yi mu joxe ak yooyu yëpp dara amu ci. du noonu c'est normal dara amu ci Ousmane dafa génne document à l'appui protocole bi ñu bëri gis nañ ko ndax mu ngi circulé. nga nee neen protocole bu 2018 la woon te diggante bi ay waxtaan ñi ngi am. ba mbir yi lu bëri soppeeku na ci kam moo signé woon protocole bu 2018 bi xam nga li graaw un aveu de taille mooy nangu nañ ni ñoom 2018 li Ousmane Sonko wax démb ci point de presse bi leen signé woon. waaw loolu ku ko signé ndax bëgg nga sa réew ndax bëgg nga ko te ministre bee signé woon bi yoon ñu ne DG bi ne ñoom ñoo signé fële ca APIX barki démb convention dañoo signé ñoom nee nañ liñ signé bokkul ak li Ousmane Sonko wax te ñun protocole lañ génne waaw nañ génne seen protocole ñu xool lu ci nekk bu boobaa askan wi dina xam fan la dëgg féete askan wi dina xam ndax ñii réellement intérêt Sénégal moo leen tax a jóg
wala tayle Sénégal moo leen tax a jóg wala seen intérêt bopp moo leen tax a jóg wala ak cuune man kenn xamut lan la man démb très franchement j'étais sidéré je me suis posé la question à savoir ndax ñun sénégalais yi dañoo def Macky Sall loo xam ne yëguñu ko lu ko métti ba mu fas yéene ñoo mbugal loolu mooy question bi parce que suñu ne la waa ji 510 milliards te Ousmane daf ko wax mu ne ñoom actuellement ñi ngi fii di wër banques yi pour un financement parce que tey yow tamit nañu waxante dëgg pour banque lebal la il suffit nga am benn contrat ak benn partenaire bu dëgër banque xam ne lii kat fii moom opportunité la mu lebal la waxuma laa nag état nga fas yéenaa rassembler benn 60 milliards pour mën a avancer nga koy wutee ci banque sénégalais yi ñu ne la moom protocole bi li ci nekkoon ñoom 510 milliards la waa ji di investir sur 25 ans pour gagner 10 187 milliards rappelez-vous ñaata milliards la ñuy wax ci dossier pétrole Petro-Tim 6 000 milliards bii nii c'est 10 187 milliards. mais ci côté boobu sax maa ngi lire tey ci observateur Amadou Camara directeur MIFERSO ne Ousmane Sonko ni mu yaakaare mbir yi demee ni du ne contrat bi 1 million de tonnes la ñu kii par an mais entre 70 000 et 80 millions sur 25 ans nee na foofu njumte bu rëy la boo xam te ne dafa jaxase ni mu yaakaar ne contrat bi loolu amu ci. Ousmane Sonko waxut lu nekkul ci protocole MOU bi Memorandum of Understanding bi ñu signé le 9 octobre Sophie Gladima Sy bi signé ko. ak monsieur Tosley bi représente société bi ñu signé ko. mais investissement yooyu lu jaadu la ndax ci protocole boobu ngay wax ñi ngi ciy wax ni poñ bu njëkk bi mooy Tosyal yi ci boppam ñoom ñooy dem samp usine foofa def ci la ca war te loolu dafa laaj xaalis lan moo ci scandale ci yéen. yéen xalaat ngeen benn yoon que ni société turque bi dina ñëw rek samp benn société sidérurgique pare ci. mine bee ko intéressé lay jóge ca mine ba mooy wax ji xëy na ñun jàpp nañ ne sax ArcelorMittal lañ signé woon ak moom baaxul waaye ñu ne la Arcelor décidé woon financé c'est 2 fois plus que li Tosyal yi nekk di nar a financé waaye daf ci Arcelor dañ ne woon moom day defar chemin de fer bi Dakar Tamba xoolal loolu ba njëriñ la mën a indi Sénégal yemu ci ne day defar port minéralier bi aujourd'hui ñoo ñooy defar port minéralier bi xam nga en cours nañ wax nan lañ joxe marché bi kan nañ ko jox et cetera li am solo mooy ñoom nañ ñu wax ñaata la waa ji investir naka la demee ñaata la ci gagné exonération fiscale bi nee nañ du 10 ans nañ génne ñaata la supposons ñoom li ñu wax am supposons ñoom ñu ni barki démb la ñu signé contrat parax yi signé contrat barki démb. kam moo ko signé war nañ ñu ko wax ndax signature DG APIX moom moo ëpp valeur signature ministre Sophie Gladima Sy bi wala nu mu fa demee ñoom nañ ñu ko leeral parax nañ signé nañ ñu wax li ñu signé lan moo ci nekk ndax alal bi alalu Sénégal la wax ji yëpp loolu la alal ji alalu Sénégal la munoo di buur di bu mi di décider nu mu la neexee te ñi nga ne yow nga def sa constitution nga ne les ressources minières yeeg yëpp ça appartient aux Sénégalais waaye ba pare tu gouvernes sur le dos des Sénégalais kenn du yëg lii nii il a fallu que Pastef prononcé wu ci pour que ñu gaaw xam nga lii indi lii wane ne jannaxe nañ te lii wane ne xam nga boo tiitee rek li gaaw tax ñi gaaw dépêcher le directeur de l'APIX mu dem RTS pour jéem a indi leeraange su fekkoonte ne ñoom teeloon nañ ko def ne askan wi kat nangam def séance d'information bu leer su boobaa Ousmane xëy na bu génnee da naan kii dafa nii liste la wala dara non li am solo mooy tey même su doon dañu jékki décider ne dañuy changer contrat bi def ko pour l'intérêt des Sénégalais gàcce ngaalaama Ousmane Sonko ak Pastef parce que kat Sénégalais naruñu woon a xam li nekk ci biir. protocole bi bu dee am ngeen lu ngeen cee ŋàññi itam seen nañ ci ay ngëneel ndax du feer rek la gaa ñi nar a explorer am na yeneen fan naka noonu sax feeraay bi gaa yi di dajale fii di am problème parfois di ko jaay ak ñoom seen ku ne mën na caa gis boppam non loolu itam bu ngeen di wax ci mbir mi du ngeen ko teg ci table bi ngëneel yi. Babacar munoo tiim scandale bu mel nii protocole bu mel nii nga xool li ci Sénégal yépp nar a ñàkk nga ciy génne benn 0,01% de ngëneel déedéet. man du ma mën a am
mais réew tamit investissement da ci am solo ay projet yoo xamante ne day amal njëriñ réew mi ak lu ñu ci mën a wax tamit. nekk na mooy doxal réew tam kenn weddiwu ko. waaye li fi jot a jaaragum ci contrat yi pétrolier gazier et cetera sénégalais yëpp d'accord nañ que ni wax dëgg yàlla Sénégal daf cee ñàkk. ñi naan woy parce que amuñu matériel bi amuñu xam-xam bi c'est une grande première et cetera dañoo tayle suñu alal te le problème mooy lu ñu tayle 25 ans c'est presque une génération léegi. non bul dugal sénégalais yi yéen da ngeen di wax ñee tontu fi mu toll nii kay moom ci li nga xam ne moo nekk ci rawat na ci loxoy yoon leeragut mu ne soo loo wax ni Sénégal ñàkk na nangam wala nangam loolu moom seeni tuuma la ñee tontu tribunal nee ñu jël na dossier bi nanu xaar ba xam du noonu am. ma ne ñun. dañ ci bind livre bu leer nañ wax lii ak lii lañ ci def loo xoor yii lañ ci def tudd nommément ay nit jusqu'à présent du ngeen ci dégg benn plainte pour diffamation wala quoi que ce soit parce que c'est bétonné c'est du noir sur blanc loolu benn la ñaareel bi mooy BBC li mu révélé mu ngi ca livre ba xëy na ay montant la ci yokk waaye li am solo ba am solo mooy nañu wax sénégalais yi ne bu ñu fi gisee pétrole am ñoo xam ne am nañ ci xaalis parce que dañuy taafantaloo naan toq sax génnagul nangam sàngam mais avant toq di génn am na ñu ci am ay milliards yi milliards dem seen yoon kenn weddiwul ne Frank Timis lekk na ci ay milliards yu dul jeex ndax jël na suñu pétrole gasul sax pax jaay ko des centaines de milliards dem yoonam te dara génnagul loolu Sénégal mu gënalu woon Sénégal pendant ce temps hôpitaux yi amuñu dara pendant ce temps tali yi baaxul assainissement bi baaxul dëkk bi foo lamb ñëpp a ngi sonn école bi baaxul dara baaxul milliards yooyu noonu ñun dañ ko soxla fii loolu ñàkk nañ déjà sax te pétrole bi génnagul le problème mooy li sénégalais war a comprendre mooy suñu bàyyee ba ñu signé bay wéy na mbuus ndax même booy kase contrat bi ce sera pas facile moo tax tout le temps parce que ArcelorMittal moom bi ñuy nangu yëfi ci moom jural na Sénégal ñàkkub xaalis bu bëri mais justement loolu firnde la moo tax ñi teel a ñaxtu ne sénégalais yi comme bii nii signé guñu ko donte ñoom ñi ngi parax yi nee nañ signé ñen j'espère que duñu antidaté rek parce que il a fallu que Ousmane génn tey ñoom ñi ñëw ne signé nañ démb j'espère que du antidaté te comme amatul premier ministre amatul dara xaw ma ko. dossier bi lan moo ci lu bees dossier faire Falémé bi parce que bu ñu fàttali ko avant élection présidentielle bi ay candidats ay Sonko ay ñoom Pape Diop ak ñi bëggoon ne candidat ay ñoom Mamadou Lamine Diallo defoon nañ déclaration bu ni mel di sàkku ci président ne bu mu signé contrat bi ak Tosyel yi tey jii lan moo ci bees ba Ousmane Sonko taxaw ne day mbiri lu xawr am na ci. xam nga boo soupçonné ne scandale am na nga jot ay information que ni scandale am na di nga alerter. te avant élection yi wax dëgg yàlla ay ñu bëri ay candidats même ñoo xam ne mujj ñu am parrainage ñoom Mamadou Lamine Diallo tous ces gens là alerté woon nañ li am solo mooy tey xëy na dañoo ñëw ak détails yi parce que dañoo jot ci protocole bi taxoon gars yi doon wax ne lii musiba la pour Sénégal mooy protocole bi nga xam ne ñoom signé nañ ko entre le ministre et le DG de Tosyel yi protocole boobu nag dafa désavantagé waxuma la sax dafa désavantagé Sénégal waaye day jël ci poosu Alaaji Njogu Jéen ci poosu Babacar Fall ak ci poosu dawalkatu saret bi maanaam ay lempo di ko jagleel waa ji pour yombalal ko liggéey bi question bi mooy ñoom fan la ñu xëyal Sénégal man loolooy sama problème ba ñun ñu leen di ñu defal leen lépp sur un plateau d'or. mais yéen waa Pastef ni ngeen di politique itam toog rek di génnee kayit di joxoñ ay looxoor yoo xam ni léeg-léeg firnde yi day tey xel dundinu Sénégalais yi moom du ngeen ci waxa ñiy dee ci kaso beeg l'accident yu métti yeeg manqué yi ci l'hôpital yi lu ci mel ni Casamance sax gis nga ña fa accidenté woon mënuñ leen a faj foofu di leen dugal ci hélicoptère di leen indi Ndakaaru politique bi tam da ngeen ko yemale rek ci naan lempo jaar na fii contrat nëxës na fii ñoom seen. Pape ñun yaakaar naa état du Sénégal sax dafa war a commencer di ñu fay ndax dañ koy jàppale l'impôt bi fan la mujjee assemblée nationale fay na président génn wane preuve que ni fay nañ léegi ameelatuñ benn dërëm état bi nañ sant Pastef amul benn point bi am ci Sénégal ci wàllu bu ci nekk te Pastef du ci prononcé wu wàllum pêche bu ngeen duggee léegi nii ci Google ngeen génn article yi dañ ci wax ba sonn mais ressources naturelles yi ci réew mu mel ni Sénégal Kuwait amul dara à part ressources naturelles Dubaï amul dara donc ñun xam nañu pétrole gaz fer bi zircon bi ak loolu yëpp li mu mën a jural Sénégal xam nañ ko
tey dëkk yoo xam ne amuñu mbay amuñu ndox amuñu dara mën a sukkandiku ci seen pétrole tey Dubaï nekk benn Eldorado nga xam ne États-Unis américains yi européens yi africains yi ñëpp dañ fay dem di fa vacances parce que juste dañu gérer de manière très transparente et de manière très rationnelle seen ay ressources ñun ñu gis loolu boo jëlee tey wàllum social lan lañ waxul ci éducation bi wàllu accident yi avant mi gën a bëri nii dañoo génn ñu alerter halte à l'hécatombe sur les routes ñu non seulement ñu ni nous attendons de la responsabilité de la part des autorités publiques wax autorités publiques yi lan mën naa ko énumérer mais temps bi du ko permettre wax aussi usagers yi lan moo ci seen responsabilité proposer ay solutions ci wàllum pétrole bi noonu lañ defoon ay 2016 lañ proposé woon les 15 propositions pour une gestion rationnelle de nos ressources naturelles ñun on est un parti qui est fort qui a une force de proposition du ñu ñëw rek di critiquer pour critiquer dañuy alerter suñu gisee loo xam ne. mais tamit loolu dafa leen ko rek pour askan wi pour bëgg askan wi ak bëgg Sénégal parce que ay dividendes politique ngeen ci xalaat maanaam bu subaa ñu ne maa waxoon lii wala maa defoon lii tax ba loolu amul. li ñu wotal leen dañ koy campagne politique. mën nañ ci yokk sax seen waa ji ci coowal 94 milliards yi mi ngi doon ut 12% yu mu ci am bu milliards yi génnee non. xam nga ku ñu naan dugg nañ sa kër Alaaji Njóogu jël sa benn laadum nga ne yow mi ko wax est-ce que bëggoo woon sàcc sama ginaar gi loolu rek lay tekki. 12% yi Sonko doon wut ci coowal. mbirum 94 milliards yi benn plainte moo ci am jusqu'ici benn su ngeen xamee beneen plainte wax leen ma ko te président Ousmane Sonko moo ko déposé. xam nga koo xam ne dañ nga liggéey pendant 8 mois ci benn dossier nga dem déposer ko ci table procureur dem def lettre d'information au niveau de l'inspection générale et au niveau de l'OFNAC taxaw di xaar pendant 4 mois kenn yooyul ci kenn yàbb nga génn daal di ci wax coow li takarnaase nga ne leen ku yaakaar ne dama la diffamé maa ngi ci ñëw nga ne ku yaakaar ne dama la diffamé laaj bi ma bëgg a laaj ma laaj ko directement 12% yi Ousmane Sonko doon wut ci 94 milliards yi bu ci jotoon de wax dëgg yàlla ngeen seen bamba maase wax am de dama la bëgg a wax ne amul benn yoon buñ la mënee génneel firnde ne Ousmane Sonko da ci doon liggéey pour 12 milliards te pour 12% te encore ma wax la benn affaire même Ousmane Sonko en tant que expert fiscal boo xam ne déglu rek dàq nañ ko ci gouvernement bi su jëloon dossier ne dama ciy liggéey fayeeku ci yoon may na ko waaye xel li muy jariñ mooy xalaat tey président Ousmane Sonko su fekkonte ne am na dara loo xamante ne ni ci dossier bi naka su du noonu wala taq na ci du déposer procureur ci procureur bañ a yëngatu mu jéggi ko fa dem déposer ci juge d'instruction fay caution bi ne dama bëgg ngeen leeral mbir mi. jërëjëf El Malick Ndiaye ci waxtaan wi yaa yor wàllu xibaar ak jokkoo ci Pastef parti Ousmane Sonko jaajëf laaj Ndiogou